Hello, ladies and gentlemen. I am Johnny Grant, and today I'm here to explain you something that's amazing, and you should take fully advantage of it. Don't waste your time. ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñiy suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey nag dañuy wax ci wàllu PetronPay benn plateforme la boo xamante ni dañ lay promettre que ni da ngay investir ci wàllum pétrole di gagné xaalis bu bari doon millionnaire. comme ni ñu tàmmoo di ko defee rek chaque fois bu ñuy sollicité ci sujet yu ni mel dañuy dem vers la source. dem vers la source mooy ñiy proposer service yooyu ñooy ñan ndax information yi ñuy fournir wóor na ndax li ñuy def arnaque la waaw wala déet. bu ci noppee nag ñëw ci yéen ne leen lii la ñu xam ci mbir yi après ku mu neex nga continuer di fa duggal sa xaalis tout en mesurant conséquences yi la ci nar a fekk ku mu neex nga bàyyi dem xool leneen loo xam ni investissement bu wóor la te fiable na kii itam xaalis bu lew. noonu lañ ko defee woon ci QNet noonu lañ ko defee woon ci Chance noonu lañ ko defee woon ci Crowd1 noonu itam lañ ko mujjee def ci Bourse Investing. buñ ci noppee nag xam nañ ni réaction yi day jógee fu ne parce que cuuraay bi moom bu tàkkee faw am ñu jëfru c'est normal ndax képp ko aj dafay bañ ko téen mais buñ ci paree ñun pare nañ ci. dañuy indi suñuy preuve teg bàyyi gaay yi coow li duñ leen tontu duñu attardé wu ci ay détails parce que ñun saa ñu paree ci benn sujet rek ñoo ngi liggéeyaat ci beneen vidéo mbir yi moom xippi gis la ak làmb daj ki gëmm ay bëtam nag ba ngay loxoom mënoo wax a wax ba convaincre ko kon na leer ñun convaincre ñu kenn dafa fekk ni dafa bari ay ndaw yu ñuy suivre te la majeure partie ci ñoom dañoo xëy rek dugg ci internet te mënuñu xam yenn yi parce que yàgg nañ ko wax ñun suñu réew yi dañoo xëy indil ñu internet te préparé wuñ ñu suñu genre yi liñ ci xamas néew formation la ak sopp mais suñu population la majorité initié wuñ leen ci internet donc leen di këf dafa yomb léegi arnaqueur yu mag yi loolu lañ comprendre dañ naan ñun africains yi ay dof lañ yeewuñ jànguñu xamuñ dara ci internet lu dul connecté wu ak wuy téléphone ñun bët boobu la ñuy xoolee de ce fait dañuy indil période bu nekk ay xeetu arnaque yu bees pour lëre ñu moo tax ñun ci suñu côté ñun itam à chaque fois duñu tàyyi bu ñu bàyyiwul ñoom ñun duñu bàyyi ci defal suñuy abonné yenn recherche yi jox leen ay armes yoo xamante ni ëllëg fu ñu déggaatee luy nduróog loolu noonu dinañ xam fan la ñuy jaar pour ñoom aussi defal seeni bopp seen investigation te sax duñu xaar. moo tax vidéo bii nawoon fa woon ñun ak yéen ñooy ànd tànk ak tànk mbagg ak mbagg ngeen gisal seen bopp li ñu découvrir ci plateforme bii di PetronPay wóor naam déet ñu dem. ñoo ngi actuellement ci site PetronPay fi nga xam ne nee nañ ngay créer compte pour tàmbali investir ci wàllum pétrole ñun suñu wàllu bopp créer nañ compte benn genre infiltration lañ def daan ci ñëw ci li ñu fekk ci biir te mu dëggal lépp luñ doon jort ci ñoom mais bu ñu duggee ci site bi li ñu gën a marqué mooy page d'accueil bi te fii bëggoon nañ ci def benn taxaw seetlu parce que ñoom comme nañ ko waxee sànq dof la ñu jàppee ñun africains yi parce que effectivement genre business yi africains yi rek ñoo ciy dugg mais ci yeneen réew dañuy sax bloqué genre site yi ba du fa dox. ba dëkk bi ñoom waa PetronPay wax ni fa la seen siège nekk ñooñu dañoo génnee benn communiqué ne moytu leen site bii di petronpay.com daañ ci revenir bu leen yàkkamti parce que dañoo def enquête ci gars yi ci fànn yépp géej nañoo def investigation bu mel nii parce que demande bi moo bari woon te bëgguñu woon décevoir léegi boo duggee ci site bi liñ lay teeroo mooy dañ lay garantir que ni wàllum pétrole dafa rentable te mën nga ci am xaalis ci diir bu gaaw a gaaw alors que lii fausse information la. dëgg la les vraies sociétés yi yëngu ci wàllum pétrole ñi ko moom ay milliardaires lañ mais booy nekk actionnaire ci société yooyu noonu duñ la garantir ni chaque année somme sangam ngay am bénéfice. investir ci wàllum pétrole dafa ànd ak ay risques ndax marché la boo xamante ni stableul même boo jàngul yàgg ngaa dégg ñu naan la barilu pétrole bi dafa yéeg wala dafa wàcc dafa mel ni dollar prime fixul. li ngeen gis par exemple benn capture la bi ñu def bi ñu préparé vidéo bii ci wàllum pétrole fan la toll ci àdduna bi. ngeen gis ni valeur pétrole ni mu wàccee woon ci année 2020 tombé crise du coronavirus bi période bii képp ku investiroon ci wàllum pétrole da ngay perte ñu dem décembre jàpp février bi ñu nekk ngeen seen ni muy yéegaatee fii sa investissement dafay rentable lii nag mooy investir ci wàllum pétrole faw nga nekk guerrier dëgg ñeme risque pour mën cee dugg te boo ciy dugg da ngay xam ci ban société wala yenn société ngay investir xam itam ñaata action nga fay am action bu nekk ñaata la lay coûter. boo jëndee ay action aussi da ngay dundee yaakaar ndax à tout moment crise mondiale mën naa am à tout moment aussi mën nga gagné xaalis bu bëree bëri bu marché bi neexee mais bu ñu duggee ci plateforme PetronPay ñoom li ñu wax ak réalité marché pétrole dañoo wute lool ñoom dañ lay garantir que ni da ngay am xaalis régulièrement alors que marché pétrole du doxee noonu
ñoom nag waa Petronpay am nañ beneen façon bu ñuy générer ay gains lu bokkut ak investir ci wàllum pétrole daañ ci ñëw parce que am nañ preuve yépp. bu ñu wàccaatee ba tey ci biir site bi ñu ne ñoom waa Petronpay dañuy associé ak këru liggéeyukaay yu mag a mag yu yëngu ci wàllum pétrole léegi ñun li ñu bëggoon xam mooy yan këru liggéeyukaay la ñu lëkkaloowal en tout cas liste raffinerie yi gën a mag ci àdduna bi ñoo nekk nii Jamnagar moo nekk ci kaw féete réewum Inde topp ci complexe de raffinage de Paraguaná nekk Venezuela troisième bi di raffinerie d'Ulsan nekk Corée du Sud mais Petronpay citéwul ban ci fukki raffinerie ak ñaar yi nga xamante ni ñoo gën a mag ci àdduna bi kan lañ ciy liggéeyal ñan ñoo leen di jaay ay barilu pétrole bañ na ko ba ñun dañoo télécharger seen document officiel bi ñuy présenté képp kuy inscrire ci seen site bi lañ ko jëlee ba ñu inscrire ba noppi document baa nekk nii muy document 23 pages mais du fenn fu ñu cité société yu mag yoo xamante ni ñoom la ñuy liggéeyal ay image daal la ñu télécharger ci internet bi daal di koy photoshop def seeni montage yu rafet copier ay textes yi wax ci wàllum pétrole daal di koy coller juste pour impressionner nouveaux membres yi maanaam ñu soog a ñëw document bi lañ lay présenté mais du fenn ci document bi fu ñu cité seeni collaborateurs ndax lan parce que liggéeyuñu ak benn société bu yëngu ci wàllum pétrole lii faa mu leer loolu fausse information la te dañ leen di défier ñi nga xamante ni ñi ngi bokk ci Petronpay te doon ay sénégalais nañ ñu wax yenn société ñoo nekk seen associé bu ñu ko joxee ñun dinañ bind entreprise yooyu noonu laaj leen ndax xam nañ waa Petronpay yi lépp lu ñu tontu ñu daal di koy partagé waat donc dañ leen di défier ñi nekk Petronpay nañ ñu wax yenn société la ñu liggéeyal amul musul exister Petronpay liggéeyul ak benn entreprise bu yëngu ci wàllum pétrole maanaam gars yi naka la ñu def mooy dañoo mbubboo secteur pétrole parce que ku nekk dégg na ni secteur bu am xaalis la ñu daal di koy mbubboo pour def leneen lu bokkut ak jënd wala jaay ay barilu pétrole déjà ñoom sax maîtriser wuñu secteur bi ni muy fonctionner noonu la ko doon defoon ne dañuy lëkkaloo ak ay entreprises yi yëngu ci wàllum jeu alors que ñoom ñoo créé seeni site bopp naan seeni partenaire lañ il faut que ñu comprendre léegi gars yi seeni méthode dañuy mbubboo yeneen secteur pour def leneen lu bokkut ak li ñu wax ni lañuy exercer comme activité dinañ ñëw ci naka la Petronpay di amee xaalis boobu nga xamante ni ñu ngi ciy compal yenn ci membres yi. léegi leer na que ni Petronpay yënguwul ci wàllum pétrole lëkkaloowuñ ak benn société bu yëngu ci fànn wi nañu dem léegi ci fan mooy seen siège seen makkaan ban réew la nekk. pour loolu dañuy ñëw ci baawu site bi ci suufa suuf nee nañ seen entreprise mi ngi féetee fi nga xam ne mooy Airgate Business Center benn immeuble la bu nekk Zurich ci réewum Suisse. léegi information bi boo ko gisee da nga yaakaar ne ñoom dañoo am ay bureau ci immeuble bii am ay employés ak lépp ci réewum Suisse mais déedéet demeewul noonu Airgate Business Center benn société la boo xamante nii dafa yëngu ci wàllum gestion de courrier pour mu gën a leer dañ lay jaay benn adresse mën nga par exemple nekk Sénégal mais am ay partenaires suisse léegi uli ka ngay dem réewum Suisse di fa basé wu da ngay toog Sénégal jënd adresse ci entreprise boobu di Airgate Business Center képp ku lay envoyé benn dossier te nekk réew Suisse ci immeuble boobu noonu la koy yóbbu déposé ko fa léegi ñoom société bi ñooy scanner document yi envoyé la ko ci sa adresse mail fekk boobu yaa ngi Sénégal la plupart travailleurs indépendants yi ñu ñuy woowee ay freelance ñi nga xam ne amuñu bureau parce que louer bureau dafa cher wala dañuy voyager lu bëree bëri duñu toog benn place ñooñu ni ñuy def mooy dañuy dem jënd benn adresse professionnelle ci entreprise yu ci mel ni Airgate Business Center képp ku leen di envoyé document nga daal di koy déposé ci immeuble boobu noonu. léegi ñoom ñu scanné ko daal di la koy envoyé fépp foo nekk ci àdduna bi maintenant ñoom waa Petronpay recevoir duñ benn dossier amuñu entreprise amuñu benn partenaire mais pour wan gars yi que ni dañuy def benn activité bu sérieuse dañuy jënd benn adresse professionnelle ci Airgate Business Center nekk Suisse boo ko déggee nga yaakaar ne dañ fa am ay bureau ak ay employés fekk amuñu fa tous bu ngeen bëggee dëgg-dëgg ki créé Petronpay nekkul sax réewu Suisse mi ngi présenté wu ci turu Johnny Grant. mais waa ji ne moo ko créé moo nekk nii amul histoire kenn xamul jaar-jaaram parcours am amuñ ci benn information réew Suisse bi mu wax ni fa la entreprise bi nekk dëkku fay itam loolu lañ leen di wan. bu ñu demee ci plateforme bi ñuy seetee yenn ci ay information site web muy whois.com ñu daal di tapé petronpay.com ki moom site bi joxewul turam dafa préféré nëbb ko. mais adresse bi mu wax ne kii moom site bi fa la nekk nee nañ mi ngi ci ville bu ñuy woowee Scottsdale nekk ci dëkk bii di Arizona aux États-Unis sorewul ak Los Angeles lii la ñu wax mais jàpp leen ni mën na sax nekk beneen dëkk bu bokkut ak li mu joxe ndax la plupart ñiy créé genre deal yi yu ci mel ni Petronpay ay sous-marin lañ
non seulement duñu joxe seen adresse exacte dañuy sànni gars yi parce que ñoo ngi sóoraale bu ñu dajalee xaalisu jaam yi ba mu bari daal di daw tëj site bi kenn du xam foo leen di seetee. ki créé woon site bii di boursinvesting.com noonu la defoon dafa ni gars yi da ngeen di investir en bourse gars yi di inscrire mu leen di ñamal ndànk-ndànk parce que stratégie bi mooy au début ku inscrire dafay gañ a xaalis ñooñu tamit di indi ñeneen ba ñu dem ba nekk benn communauté bu rëy a rëy nekk un grand nombre de personnes nga xëy bés tëj site bi kenn du lu mën a identifier parce que yoroo sax entreprise bu légal yow mi ñuy seetaan sax mën nga ko def yoral sa benn budget 2 millions wala 5 millions créer site internet jënd adresse professionnelle Suisse France wala Canada ne gars yi mën ngeen investir damay collaborer ak ay entreprise moo xam ci wàllum pétrole wala beneen secteur. les premiers inscrits maanaam ñi njëkk a ñëw nga leen di mosal ñuy jàpp confiance di indi ñeneen buñ demee nag ba bari ba nekk des centaines voire des milliers de personnes ak xaalis bi ñuy cotiser dafay nekk des centaines de millions bu ko defee nga daal di tëj site bi après 6 mois wala après 1 an wala après 2 ans ne mër dem noos xeetu arnaque bi mi ngi toj àdduna rawatina Afrique parce que ñoom tubaab yi dañ naan ñun africains yi ay dof lañ xamuñ dara ci wàllum technologie ndax ñu dafa yomb moo tax adresse bi nga xamante ni ki créé Petronpay yi daf ko joxe ñun gëmuñ ni mooy vrai adresse am Suisse bi mu wax ni seeni bureau fa la nekk fausse information la dañ fa jënd benn adresse professionnelle yow miy nekk Sénégal wala nga nekk beneen réew mën nga koo def parce que service en ligne la soxlawul ngay dem ba Suisse. moo tax bi waa FINMA mooy autorité fédérale de surveillance des marchés financiers kuréelu liggéeykaay bu nekk Suisse day ceetu lépp lu jëm ci jokkalante koppar ba ñu gisee ni am na ay doomi aadama yu jënd ay adresse professionnelle ci seeni réew ñu bari di leen contacter naan leen ndax entreprise sangam dañoo am ay bureau seen dëkk yor ay kayit yu légal ñoom waa FINMA dañoo publier ci seen plateforme liste site internet yooyu nga xamante ni ñoo ngi bubboo seen turu dëkk te seeni service kenn autorisé wu ko seen réew liste baa nekk nii léegi nañu dem seet Petronpay xool ba xam mi ngi ci. ñu accéléré xool site yu commencé paie mu gën a gaaw Petronpay mi ngi nii depuis le 26 octobre 2020 bi ñu weesu lañ ko dugal liste noire ñu cliqué xool lu ñu wax ci ñoom voilà mu ngoog amuñu domicile biir Suisse dëkkuñu fa am nañ nag adresse professionnelle te loolu nee naa leen lu yomb la yow mi nekk Sénégal wala beneen réew mën nga ko def léegi nañu ñëw ci partie bi ñu gën a intéressé muy partie registre de commerce. registre de commerce daanaka boo ko déggee mooy carte d'identité bépp entreprise wala homme d'affaires buy yëngu ci activité buy générer xaalis FINMA di bànqaas bi ceetu jokkalante koppar ci réewum Suisse nee nañ Petronpay amul benn këyit bu légal ci ñoom seen réew yaakaar naa lii leer na bu leen ko tàyyi lien site bi mi ngi ci description vidéo bi parce que nee naa leen mbir yi moom xippi gis la ak làmb daj bu ngeen ci noppee dem leen ngeen vérifier seen bopp. donc leer na que ni Petronpay yënguwuñ ci wàllu pétrole leer na aussi que ni amuñu benn këyit buy mandargaal que ni entreprise bu légal la léegi naka la ñuy def ñoom ba gañ xaalis waxoon nañ leen ni dugg nañ ci seen système ba créer benn compte ngir xam lan moo nekk ci biir biñ fay dugg itam jël nañ suñu matukaay ndax internet moom may na possibilité nga dugg fu la neex te doo bàyyi benn trace donc jëloon nañ suñu matukaay compte bi ñu ko tuddee Alxam léegi nañu tapé mot de passe bi. ñoo ngi ci biir site bi boo duggee nag di nga gis ñu naan la ba xam da ngay jënd ay barilu pétrole mais lii lépp ay dóor la ay dóor yu mag a mag ku ci mës a gis ci ñoom toq pétrole daa fekk seen waa kër doon ko booyalee. léegi nag ñoom dañuy proposer ay pack comme ni ko ñoom Credit One Chance wala QNet di defee maanaam booy bokk mën nga dugal 25 jàpp 4999 dollars 17000 jàpp 2 millions ak lu teg booy dugg ñu ne la bés bu ne di nga gagné 200 francs ba 50 000. mais pour augmenter say points parce que loo gën a bari la point nee nañ say revenu di gën a am solo dañuy sàkku ci yow ngay parrainer ay doomi aadama maanaam nga indi ñeneen loolu la ñuy wooyee point droit bañ na ko ba bay inscrire ci seen site dañ lay wax nga dugal sa turu parrain fii nii nga koy dugal ñun moom dañoo jaxase def Pape parce que prénom bu siiw la te forcément bu ñu bindee Pape dina am membre bu tudd noonu donc nii lañ ko doxalee ba suñu inscription jàll. donc li ñu war xam mooy Petronpay comme QNet Credit One wala Chance dañuy sàkku ci yow nga am parrain. waaye itam nga pare na ñeneen loolu la benn waay di expliquer fii ci benn ci seen groupe yi ñuy infiltrer parce que yamuñu rek ci créer compte ci seen site mais dañoo infiltrer également seen groupe mel ni membre bu bokk ci ñoom léegi ci seen démarche da ngay pare na ay doomi aadama di indi ñeneen parce que ne nañ mooy tax nga gën a gañe xaalis par exemple boo duggee ci site bi am na fu ñu bind binaire moo nekk nii à gauche ñu cliquer pyramide baa ngi nii maa nekk nii ci kaw ñi ma féete suuf mooy ñi ma war a indi pare na leen.
ak ñooñu may parrainé ñeneen ñi ñu war a indi ñoom itam ñooy nekk ci suuf léegi ku ci nekk booy dugg da ngay indi xaalis lañ may compal may ma ci ay points pour samay bénéfice gën a mën a yokk lii mooy pyramide de Ponzi. Petronpay pyramide de Ponzi la ñuy def xamuñu lan la pétrole di nuróol. pour ñu comprendreul pyramide de Ponzi dañ koy bamtuwaat parce que répétition bi baax na ci. pyramide de Ponzi foo ko déggee mooy amuñu produit bu ñuy jaay amuñu service bi ñu proposé produit bi wala service bi mooy yow doomi aadama bi yow mi ci bokk yaay produit bi. naka nga nekkee produit mooy booy dugg da ngay am ku la parrainé ba noppi nga dugal xaalis. ci xaalis boobu noonu ngay versé la sa parrain moom itam di mën a am xaalis yow aussi pour que nga mën a gagné koppar faaw nga parrainé ñeneen dugal ñeneen ñooñu am lu ñu versé nga am ci ay commission moo tax képp ku ci mënti bokk da ngay daw di wuti ñeneen ñoo parrainé di wër ay doomi aadama fépp moo xam Facebook WhatsApp wala say xarit naa leen kaay leen bokk parce que faaw nit ñi bari xaalis mën a am donte di ngeen am ay moccat mais jàpp leen ne xaalis boobu yëpp di dugg kenn moo ci gagné nekk ci millionnaire mooy ki créé système bi. ndax chaque membre bu dugg versé xaalis da ci am pourcentage léegi bu dajalee seen xaalis ba mu bari entre temps am ay membres yu découragé parce que ñi mujjee ñëw du ñu am dara système bi dafay effondré wu dafay daanu moom mi ko créé dem ak xaalis bi parce que nekk na millionnaire moom amul lu muy perte mën na ko investir sax ci yeneen domaine yéen ñi nga xamante ni yéen ci nekkoon fekk amoo leen liggéey amoo leen formation gisatoo leen membre bu adhéré nan ngay def da ngay daal di waye di yàlla bu mu fekkoon na nga leb xaalisu jàmbur wala dugal ci ñeneen ñoo xamante ni dañ la wóolu woon. non seulement di nga ñàkk say xame mais aussi kenn dootu la joxati cër parce que bëtu arnaqueur lañ lay xoolee. léegi nag ñiy dundee ñàkk doomi aadama yi ci système bu Ponzi boobu noonu comprendre nañ que ni gars ñi ngi leen di commencé naan rek léegi nag lu ñuy def mooy dañuy mbubboo yeneen secteur par exemple ñu wax la dañuy liggéeyal ay sociétés yu yëngu ci wàllum jeu wala dañuy investir ci wàllum pétrole alors que lépp ay naxee mbaay la noo koy xamee mooy dañ lay proposer ay pack maanaam ne la somme yii nga mën a verser booy bokk te yow doo gis produit doo gis dara rax ci doole ñu lay wax naan da ngay indi yeneen membre pour mën a augmenter ses revenus nekk millionnaire il faut que nit ñi aussi yeewu yow naka ngay diggee nit ay millions alors que ku la gis yërëm la ñi bokk ci genre dil yooyu yëpp suñu borom xam na ni boo leen tanewuñ la mënuñu la sax jox explication bu leer ci mbir yi ñoom nañu xool naka lañ lay naxee ba dugal la ci buñ lay nax nag mën nañ la wan xaalis bu bëree bëri te ñun jàpp nañu sax ku am xaalis dëgg-dëgg doo wanewu mais ñoom dañuy wanewu di la wan ay billets pour impressionner la kon nañu gën a yeewu te bañ di yeblu suñu bopp ci kanamu yenn doomi aadama yi rawatina tubaab yi gars yi mënuñu nax suñuy maam ay siècle ci ginnaaw jamono avancé ba information jafetul dara mënatul ump kenn nga nanguñu continuer di la nax kon ñun africains yi rawatina sénégalais nañu xoolaat bu baax a baax suñu bopp kon taxaw seetlu bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf